alors Issa di fàttali d'ailleurs ñi ñuy seetaan que ni mu ko waxee suba lañ ko convoqué à 11h moom wax na ne du wuy ji mais dafa mel ne dégg naa également moom Ousmane Sonko mu ne Serigne Bassirou Gueye santaane la pour su wuy si wule ñu jëli ko alors leneen li mooy incha allahu rabbi bu subaa bu yor jotee di ngeen ci ànd ak beneen édition spéciale boo xam ne dinañ ko amal fii ci Walf TV dem foofu lay ci section de recherche waaye tamit ci kër Ousmane Sonko pour xool ba xam fan la mbir yi nar a mujjee ci journée suba bi muy altine xam naa Seydina Oumar Ba ak Pierre-Edouard Faye dinañ ci dikk bu subaa incha allahu rabbi ci altine ji wàcc leneen loo xam ne dinañ ko jàpp moo di Ousmane Sonko wax na ne dina porter plainte également. waaw tout à fait xam nga man bu may un peu analyser discours am bi dama naan gis naa koo xamante ni am na lu ko métti. am na lu ko métti donc d'habitude Ousmane Sonko lañ daan gis. buy def conférence de presse yor ay documents yu bëri ay dossiers yu bëri. moom nekk à l'offensive. donc tàmmuñu di gis Ousmane Sonko. sur la défensive muy défendre donc loolu. wone na ne. dossier bi ñu choisir. sensible boo xamante ni vraiment mënul laisser kenn indifférent. non donc par rapport ak plainte bi nga wax. je pense que c'est de bonne guerre parce que tey jii nii moom jusqu'à présent il ne fait que recevoir des coups. jusqu'à présent nit ñi ñooy wax def na lii te ci biir wax jooju am na si wax yoo xamante ne nii non seulement day porter atteinte à son honneur. te mais également day dëggal li nga xamante ni ñu ngi ko koy jiñ te moom jàpp na ne defu ko. donc loolu rek war na mën a tax moom mu porter plainte pour diffamation parce que tamit bu yëkkatee ay kàddu yu tegginewul comme yu yëkkati nii. ne def ne teg ko ci deram ne def na la yaakaar naa ne mën na def moom tamit. alors encore une fois day difficile dans cette affaire là pour nga mën a juger parce que loo fekkewul moom fekkewoo ko mais xel rek la buñ dee wax ci xel est-ce que yanu na maanaa su fekkee ne ko Ousmane Sonko waxee noonu la amee nga ñëw ci kër goo xam ne dañ ne fii salon de beauté la mais salon de beauté bi ay doomu aadama ñoo fa dëkk du ñaari étage du ñetti étage rez-de-chaussée rek la ñëpp ci lañ dëkk borom kër gi moom salon ma nga fa borom këram ma nga fa ay doomam ña nga fa ay employé ña nga fa ku toll ne Ousmane Sonko ak tur bi mu am ak xam biñ ko am di fa violer xale bu jigéen benn ñaar ñetti yoon kenn yëgu ko est-ce que sa xel nangu na ko yow. c'est invraisemblable loolu moom xel nangu ko. ba pare mu yor ci boole ci yor ñaari fetal mel ni kaboy. waaw te d'autant que nee nañu. kër gi booy dugg si am na ay caméra de surveillance. loolu moom wax naa la ko avant Ousmane Sonko di ko wax. nee naa la man am na ku ma wax ni am na caméra de surveillance ci buntu bi. am na ci biir kër gi ci couloir yi. ci biir couloir yi donc je pense que loolu moom vraiment wax ju comme li ñuy wax rek wax ku daanu ci kaw sareet la yaakaar naa ne loolu Sénégalais yi duñ ko fullaal trop parce que vraiment lu toll ni viol yaakaar naa ne doo ko jël di ko teg ci nit te vraiment fekkatuwul yuuxuwul deful dara ci appartement ci foo xamante ni comme nu nga ko waxee vraiment yaatuwul am ay caméra de surveillance et tout ça yaakaar naa ne loolu am na ku ne ma su fekkoon sax da ngeen ko doon séqante ci yéen ñaar ñëpp ngeen bëgg ko ñu toog ci biir dina leen dégg waaw dëgg alors ñu ñuy jéggalu ci ko jot a dégg beneen bi mooy Ousmane Sonko am na appel bu mu lancé appel boobu wuutee trop ak appel bi nga xam ne moo lañ daan dégg ci acteurs politiques nga xam ne yëpp ñoom ñoo fi jaar ak justice mooy souvent da nga daan dégg il faut laisser la justice faire son travail nous sommes des républicains naaw na moom il dit à ses militants clairement que ni complot la te buñ ko nangu lu mu leen jaral nañu ko jaral waaw xam nga Moustapha dafa am histoire bi lu ñuy jàngal ci yeneen histoire yi fi jotoon a xew parce que ay leader convoqué nañ leen fii woo leen Sénégal ñëpp xam ne ci lu ñu leen di woo ni amul lenn loo xamante ni taxaw na ñu jàpp ne dañu wóolu justice dañu gëm justice ne dañuy dem wuyu ji nu mu dureeti yaakaar nañu ne bu ñu demee fond mbaxana doonee benn dëgg dina fa jub donc gis nañ ci biir que ne fa mu mujjee dëgg amu fa te boo seetloo ci biir waxu Ousmane Sonko sax mu ngi naan ñii nii lijjantiwuñu justice faale wuñu justice intéressé wu leen donc moom léegi su fondé woo ci par exemple exemple Khalifa Sall li nga xamante ne ni moom dafa nangu li nga xamante ne dañ ko teg ci kawam mu ne il fait confiance à la justice te gis nañu lu mu mujjee donc c'est normal que tey jii moom bu nekkee kilifa ci politique bi ñëpp jàpp ne fi mu toll nii c'est le principal opposant à Macky Sall ñu yëkkati lu ñaaw lu toll ni teg ko te moom mu jàpp ne loolu defu ko c'est normal également mu woote à la résistance te loolu
defe naa ak régime Macky Sall bi loolu mooy gën a prospérer que nga jël attitude bu Khalifa Sall. ne gëm nga justice bi nu mu tuddati nañu dem ba mbaxana doone benn. leneen également loo xam ne wax na ko toujours ci sa façon de voir les choses moom Ousmane Sonko. mooy souvent da nga daan dégg ñu naan waaw su fekkee ne il n'a rien à se reprocher da dem wuy ji moom mu ne du demee noonu. wuy jiwul tey wuy jiwul ëllëg su fekkee dañu bëgg mu wuy ji nañ dindi immunité parlementaire bu ñu ko dindee mardi ci 10h05 mu wuyu leen. oui tout à fait xam nga c'est comme nu nga ko waxee rek Sénégal dañoo tàmm di wax naan boo amul lenn loo xamante ni vraiment yaa ngi koy reprocher sa bopp boo deful dara waruloo am problème pour dem wuyu ji n'est-ce pas mais ñu nekk ci dëkk boo nga xamante ni nit ñi duñu xaar pour nga def dara pour ñu dal sa kaw. donc buñ demee ba nga xamante ni yëkkati nañ lu toll nii teg ko sa kaw te nga gis ne ñoo xamante ni defuñu dara ñu créer affaire teg ko seen kaw yow bu ñu créer lu rëy lu toll ni viol nu mu tuddati menace de mort et cetera mais je pense que c'est normal instinct de survie bi manifesté wu véritablement pour que nga jël say dispositions. d'accord alors sànq man ak yow ñu ngi ci doon waxtaan naan am na ay tur yoo xam ne. tout ça bon ay journalistes lañ mënuñu lu ñu xam rek wax ko ci mbedd mi te amuñu ci preuve mais là Ousmane Sonko moom tudd na tur. tout à fait Macky Sall naturellement tudd na ko. mais tudd na également le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome ak le procureur de la République muy Serigne Bassirou Gueye. waaw xam nga moom déjà lu ñenn ñi doon laam-laamee moom dafa ñëw wax ko mu leer maanaam nee na lii complot la. te tey jii yaakaar naa ne ki mën a teg complot bu mën a atteindre le principal opposant dans ce pays là nekkul ku ndaw. donc kooku ki nekk ci kaw kese moo am pouvoir joxe ay instructions yuy viser pour toll ni Ousmane Sonko donc je pense que ne moom bu demee ba jàpp ne complot la ñi nga xamante ni jàpp nañ ne complot la comme moom duñ ci génne loxo Macky Sall. alors ñi ngi ne complot Ousmane Sonko wax na ko ndaw si nga xam ne moom la ñu teg loxo te mu moom salon bi nee na enfin avocat wax na ne dañ ko torturer Ousmane Sonko expliqué ne torture bi nan la demee parce que am wasin bees yor doom ju tooy xëpp ñu teeku hôpital jàpp la teg gendarmerie moom torture mënul weesu loolu moom nee na dañ ko torturer pour mu changer version chargé Ousmane Sonko loolu doyul ki nga xam ne mooy avocat wax na ko mais magam ci mu bokkal ndey ak baay def na déclaration boo xam ne ñëpp dégg nañ ko wax ne dañu fay xaalis sœuram wax na ko ne ko proposé lañ ko nangam ci million pour mu charger Ousmane Sonko finalement on se pose beaucoup de questions là. tout à fait parce que même boo seetloo sax la première intervention borom salon bi bu ma ko njëkkee dégg donc am na si yu bëri yoo xamante ni wax na ko Ousmane Sonko jaaraat na si lu mel ne biñ koy maase ñaari masseuse ñoo fa nekkoon xam nga loolu wax na ko donc déjà bu nekkee ci scénario complot bi la ñu nekk tey jii nii complot bi mënul la baax tant que ki nga xamante ni moom salon bi mu ngi continuer di défendre Sonko comme lu mu koy défendre parce que kooku kër ga moom moo fa nekk responsable donc xam na lu fay dugg ak lu fay génn ña fay liggéey moom mooy seen responsable kenn koo xamante ni dem na ba am si jafe-jafe balaa ngay dem police balaa ngay dem gendarmerie si moom ngay njëkk a ñëw wax ko comme parce que moom mooy seen responsable donc tey kooku bu taxawee ba blanchir Ousmane Sonko ne xamul ci moom caaxaan moo suuf ko faa gis ci anam bu yenuwul maanaam yaakaar naa ne kooku noonu bu ko amee lu ko dal ci diggante bi ba ñu naan dañ ko jàpp yóbbu ko police yaakaar naa ne comme ni ko Ousmane Sonko waxee la mën nañu ñaaw njort ne dañ ko bëgg a teg pression pour que loolu mu waxoon lu arrangé Ousmane Sonko mu dajee ko waaw alors beneen bi mooy complot moom yàgg na ci réewum Sénégal yow Abdou Latif Coulibaly bind na livre ci complot yi dana am du temps du PS yow bind nga livre ci complot yi nga xam ne moo am ci temps wu parti démocratique sénégalais Abdoulaye Wade Idrissa Seck Macky Sall Karim Wade et j'ai tendance à dire que l'histoire donne un peu raison à Mame Birame Wathie parce que tel que les choses se développent Idrissa Seck delluwaat ci Macky Sall ak yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yow doon nga ko junj déjà mais bii moom su fekkee ne complot la encore une fois je n'affirme rien du tout su fekkee ne complot la Wathie ça dépasse tous les scénarios quand même waaw tout à fait mais xam nga Moustapha man yaakaar naa ne li ñuy toppee Ousmane Sonko li ñu ko jiiñ moo garaaw moom moo bett nit ñi xëy na moo bett nit ñi tooguñu mosuñoo toog ñu xalaat ne jàppoon nañ ne nguur gi mu ngi ci tànk Ousmane Sonko balaa élection 2024 yi di ñëw dina ko fexeel mais jàppuñu woon ne vraiment ci li ñu ko mën a toppee lu toll ni lu ñaawee ni viol vraiment dina si bokk. Ils ont frappé fort. Voilà ñu ngi doon xalaat affaire u 94 milliards. ñu ngi doon xalaat affaire de li maître El Hadj Diouf di wax de temps à autre mais kenn mosul toog jàpp ne kat Sonko mi parce que responsabilité la woon nit ñi. diine la woon nit ñi. te véritablement am na benn discours boo xamante ni discours bu responsable la mu ngi ko doon tenir loolu àndul ak yu ñaaw yi nga xamante ni ñu ngi koy teg ci dara waaw.